mbokk jàngeen jëf dal leen jàmm bisimila ci xibaar yi li ci gën a fës magistrat Samba Sall ci yoonu Sokone foofe la ñu ko jëbal boromam levée du corps bi sànq la woon ci suba ca l'hôpital principal fukki nit ak ñaar kes ñoom ñoo dugg foofe ca morgue ba seede ak li nga xam daal moom la ñu jàpp ci moom jóge ci ay njegeñaaleem waaye nag ñu bëri dañoo daal di ñaawlu yenn kàddu yu ñaaw yoo xam ne dañ ko def ci réseaux sociaux yi gannaaw faatu kii di doyen Samba Sall dinañ ci ànd ci biir xibaar rek Salimata Aw M2D ne dina amal mémorandum ba ñu leeral daal yëf yi nga xam ne amoon na fa di ay yëngu-yëngul fii ci Sénégal gouvernement bu Sénégal naka noonu ku ne ak noo ci demee Cheikh Gueye di kenn ku ci dox tànki jàmm ne faw ñu jox confiance comité biñ fi samp ngir amal ci l'enquête ba yëf yi daal di leer tey nag ñuy fàttaliku di 9 avril 1989 ay jàppante wala ay événement diggante Sénégal ak Mauritanie fanweeri at ak ñaar gannaaw loolu nag ñi day réfugié yu réew Mauritanie nag teg seen i revendication ci taabal gi li ñu bëgg mooy ñaari dëkk yi taxaw si seen i yëf ndax ñoom xamuñu fu ñu taxawee ci jamono jile mbiru Hissène Habré ay awakaam nag ak soxnam li ñu bëgg mooy ñu dal di ko libéré ndax yaramam dafa sutante Alioune Tine ne naam mën naa ne waaye nag faw ñu ndàmpay njaboot ñi nga xam daal ñoom dañoo loru ci li amoon foofee ca Tchad xibaar biti réew dina ci ànd ak Georges Data Diop sport Cheikh Tidiane Diagne yéen a kaay yeeg dinañ ci ànd ak Mohamed Alimu kii di Barthélémy Ngom waaye tamit point de vue dinañ waxtaanee tey daal commission bu ñu samp ngir leeral yëf yi gannaaw jàppante yi fi amoon bay bakkan root ci ñenn ñi dañ cee ànd am nag ñoo xam ne ñoom seen xel da cee tey ci technique bi Abdou Thiam Yacine Pouy ci digital bi asalaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. doyen des juges Samba Sall tey moo nekkoon levée du corps bi waaye fukki nit ak ñaar kes ñoom ñoo dugg ca morgue ba ca l'hôpital principal bu Ndakaaru ñi nga xam nag ñoom ñoo doon liggéey ak moom jàpp lu rafet ci moom ne ku bëggoon liggéeyam la baax lool waaye tamit am ñoo xam ne dañoo bokk ci classe politique bi day xëytam ñaawlu yenn kàddu yi ci réseaux sociaux yi gannaaw faatup seen njegeñaale boobee Salimata Aw bi juróom-ñeenti waxtu jotee fekk na néewuk doyen des juges d'instruction Samba Sall jóge na fa ba dem fi nga xamante ni mooy fa mu dëkkoon ña mu doon liggéeyal xarit am di jàmm donte ni néew ba dem na wante dañoo ñëw taxaw ngir wan cofeel bi nga xamante ni moom la ñu amoon ci moom Mamadou Seck Diouf kenn ca ñi mu doon liggéeyal ca tribunal grande instance bu Ndakaaru nit koo xamante ni amoon na yërmande yaatu woon na te boo ko njëkkee gis bëñam yi ngay njëkk a gis loolu ci xol bu rafet la léegi nag métier juge moo jafe da ngay rendre ay décision ñii dinañ si d'accord ñii duñu si d'accord mais loolu du wàññi dara ci qualité yi nga xamante ni moom lañ ko xamee woon. mu nekk nit koo xamante ni su waroon joxe décision bu jëm ci wàllum yoon da ko daan def te sax ñi nga xamante ni ñoom la am lanteloon dafa daan dalal seen xel maître Assane Dioma Ndiaye. day wax ne Samba Sall musuma gis nit ku baaxe téye noonu Guy Marius Sagna def na ko jeune Rampino bi aussi def na ko mais témoignage bu unanime la te loolu daawul yàq dara ci liggéeyam ni mu koy defee mais dina fexe ba même bu fekkee ne munta ñàkk a inculpé même bu fekkee ne munta ñàkk a mettre sous mandat de dépôt dina la mettre à l'aise ba yow lam lay teg doo ko yëg te defe naa loolu mooy rôle justice. gannaaw bi nga xamante ni nag xibaaru ko génnu àddunaam bi fës na ñu si bëri am ay kaddu yu tegginuwul yuñ doon tekk ci kawam loolee naqari loolu honorable député Djibril War. àpp ma rek ko jot quoi parce que ko yaakaar naa ni fi mu jëm moom fa yàlla ko yàlla yërëm daal donc maanaam man magistratu Sénégal siggil na ma parce que su ma xoolee ku mel ni moom te loolu yaakaar naa ne wàccaa na ak moom. néewam nag jógee ci hôpital principal bu Ndakaaru ñu jëmale ko si Cap Foire fa mu dëkkoon buñ ca jógee nag daal dee koy delloo boromam ca Sokone mu daal dee tëdd ca wetu maamam bu jigéen. ak RFM kumpa tàggoo nag yéen. ñu waxtaanee tolluwaayu mbas mi ak lim yi bés bi tey kenn ñàkk na bakkanam ni ki démb ay cas grave réanimation toll ci ñaar fukk ak benn juróom-ñaar fukki nit ñi amee jàngoro bi ni ki démb ak tey waaye tamit ñaar fukki cas ak juróom di ay cas contact ñeent fukki cas ak juróom di ay cas communautaire lu toll ci ñaari téeméer ak benn ci ay patients daal ñoom ñoo ngi ca sous traitement ci nag jamono jile 334 236 di ay doomi aadama daal ñoom ñoo daal di vacciné wu ba campagne bi tàmbale ak tey jile waxtaane ba tey ci mbas mi waxtaane vaccin yi
foofu nag ca réewum France autorité maanaam ki ñi ñu dénk lii di pàcc mi li ñu nag bëgg mooy doomu France yoo xam ne am nañu lu mooy juróom fukki at ak juróom gannaaw bañ leen vacciné AstraZeneca di première dose bi léegi nag ñoom ñaareelu dose bi dafay nekk Pfizer. Sénégal nag ne moom du ci soppi dara dafay wëyal li mu tàmbalee bu ñu sukkandikoo ci directeur prévention ministère de la santé dogal yi nga xam ne France jël na ko mënul soppi dara ci dogal yi fii ci Sénégal ñu déglu kii di docteur Mamadou Ndiaye ak Awa Mbaye. France du guléet muy jël décision bi nga xam ne engagé wuñu mooy maanaam que ñun du ci moom la ñuy sukkandiku pour jël bii wala beneen décision ñun vaccin yi ñu jël yépp dañoo sukkandiku ci xalaatu organisation mondiale de la santé ak kuréel yi mu àndal mooy yenn kuréel yi nga xam ne ñoom ñooy wax ne que vaccin bi kat nii la anamoo ñun tamit ñu jël ko saytuwaat ko ci suñu kuréel yu nekk ci biir réew mi loola taxoon ñu tànn vaccin yi ñu commencé France bi li nga wax ni dégg nañ ko jot nañu information bi mais France ba tey ŋàññul vaccin boobu déedéet def ne ñi nga xam ne jotoon nañu lii te am nañu dañuy jël vaccin boobu ñu jagleel ko ñu am juróom fukki at ak juróom jëm kaw ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi am juróom fukki at ak juróom jëm suuf ñooñu ci deuxième dose maanaam ci suñu waree tollandi dañu leen di jox beneen vaccin loolu nag ñoom am nañ ci liberté ñoom seeni kuréel la Sénégal basé wul seeni kuréel loolu moom ñun dañ leen koy nangul ñun ñu continuer fi ñu jàppoon foofu la ñu jàpp vaccin yi organisation mondiale de la santé moo ko homologué am na lu ñuy tuddee sax benn kuréel bu tudd comité consultatif mondial pour les vaccins et la vaccination boobu tamit day saytu ba tey amul dara lu fa tukkee li nga xam ne ñun ci loolu lañ nekk d'autant plus que amul dara li nga xam ne li ñu indi li nga xam ne lu bees war na soppi suñu doxalin. ñu des ba tey ci mbas mi ak ay njeextal yi mu am ci aj Makka gi xam nga ne daaw amul woon 2019 bi weesu waral nag ba ci jamono jile ñii di voyages privés yi nag di ko dund lu metti sax waral nag ba coordination sénégalaise ñi boole ñi yëngu ci pèlerinage di COSAPO jël dogal daal dem ci yenn këru diine yi ngir waxtaan ak ñoom ñu fexe daal bañ dugal seen loxo ci sensibilisation bi ñeel lii di mbas mi ñeel nag tamit ba tey aj màkk bi ndax yaakaar nañ ne dina am ren jine COSAPO lañ leen di woowee ñu nga woon tamit dina bay lew nañu seen kaneen ak yeneen këru diine ñu déglu kii di Abdoulaye Gaye moo yor seen kaddu. ci jullit bu miin màkk xam nga ni màkk li tax nga fay bëgg di dem mag buy naan ndox mu tàng suukar saa tax tiyaaba yañ fa daan exploité mu ñu dul gën a yóbbu macha allah dem ci rawdu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaari rakk yoo fa julli ñu ne la junni rakk la dem kaabatullahil musharrafa ñaari rakk yoo fa julli ñu ne la téeméeri junni rakk la boo xoolee kaaba gi sax di am tiyaaba loolu lépp nag ñu impacté wu ci amatuñu tiyaaba jooju te dara yóbbewuñu ko lu dul noon bii di mbas mii nga xamante ne mooy virus bi fi ne ñu ne nañu sensibiliser nit ñi tey nag ñu ñëw Kaolack macha allah niñ ko xamee nag loolu rek lañ ci jublu ñëw ci kër yu am solo yii nga xamante ni ku wax Kaolack di nga wax Léona Kaneen di nga wax Léona Niassène di nga wax Medina Baye di nga wax it yeneen kër kon war nañu fee ñëw ndax ñooy suñuy kilifa yi dinañu fi ñëw def sensibilisation ànd ak nag suñuy partenaires yi nga xamante ni bi ñu dooree ba léegi ñoom la ñu àndal ñuy le ministère de la santé macha allah ñu ñuy gunge boobu ba léegi ci fu ñuy dem loolu moo doon suñu tànk fi ba tey crise bi ci wàllu koom-koom jóge ci mbas mi ay économistes maanaam di ñoo xam ne Sénégal dafa màcc ci wàllu koom-koom ak ñeneen di ay chercheurs ba tey daal indi ay saafara ngir ñu suqali ba tey koom-koomu Sénégal ñu nag proposé dundin bu doy ci wàllu industrie ak yeneen waaye tamit fexe ba gina dooleel lépp lu jëm ci équité sociale ñu nag yëkkati yooyu lee kàddu ci ab téere boo xam ñoom ñoo ko nasandoo docteur Cheikh Gueye secrétaire permanent rapport alternatif sur l'Afrique foofee ca ENDA bokk na ci ñi bind boobule téere moom moo nekkoon tey ganu RFM matin ak Babacar Fall ak Georges ñu déglu ko. contribution yi li ñu ci jublu mooy du ay jàngat ak ay critique li ñu ci jublu surtout moom mooy proposer ay solution ginnaaw bu Sénégal wonee ne koom-koom bi nga xamee ni moom la doxee ak tànk yi mu doxee ci mbiru société ba ñu amee indépendance ba léegi tànk yooyu dëgërul tànk yooyu tegul ci ay reen yu xóot yu dëgër ñu ne kon nag nañu seet weneen yoon donc ba tax ci yoon yooyu bokk na ci gën a moomaat suñu bopp ci mbiru li ñuy lekk ak li ñuy naan gën a moomaat suñu bopp ci li nga xamee ni moom la ñuy produire suñuy industrie gën a fonk secteur yi nga xamee ni ñoom la ñuy xase ni ay informel lañ maanaam duñu dara loolu ñu fexe génne ci ay concept yu bees wone ne am nañ njariñ am nañ jeexit ci réew mi xaalis bu jóge ci ñoom bénéfice bu jóge ci ñoom ci réew mi lay dellu ñu def ci ay jàngat wone tamit ñi nga xam ne noonu lañ leen war a jàppale ngir ñu mën a suqaliku
ba mën a gën a jàppale réew mi donc livre bi nag li ñu ci tënk yëpp ci ay solution rek la jëm génn ci aussi ay xalaat yoo xamee ni jàpp nañ ni muy gouvernement muy opposition muy société civile ku nekk am na ci wàll ci li nga xamee ni moom lañ ci war a def souveraineté bi dafa war a jëm ci li nga xamee ni moom la ñuy bay moom sa bopp gi dafa war a jëm ci mbiru industrie souveraineté numérique tamit wax nañ ko maanaam muy moom sa bopp ci mbiru xarala yu bees yi bari na ay problèmes yi muy jur fi mu nekk nii waaye tamit am na ay opportunité yu bari yoo xamee ni réew mi mën na cee sukkandiku pour gën a yokk gën a am koom. RFM fukki simili moo tegu ci benn waxtu ca dëkk bu ñuy wax Mairie ca département Podor. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. gannaaw mémorandum bu gouvernement bi M2D naka noonu ne moom tamit dina génne ab mémorandum comme ni ko gouvernement bi fas yéene amalee mouvement pour la défense de la démocratie nag li mu sax bëgg mooy ñu fexe daal ba commission bi ñu samp bi tëdd ñaaxandaay ki nag di Cheikh Gueye bokk na ci ñi ci dox tànki jàmm moom moo nekkoon tey ganu RFM matin ne nañu rek bàyyi commission d'enquête bi daal def liggéeyam ñu déglu ko wala leeral yi ak Nafissatou Silla taxawal ab commission d'enquête ci li fi xewoon ci weeru mars bile yàggoon doon bëgg-bëggu mouvement pour la défense de la démocratie gannaaw bi ko gouvernement bi daal di xamale M2D ci boppam nag fas yéene taxawal mémorandum boppam ndax bu gouvernement bi dalul xelam waaye bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Gueye di médiateur waaye tamit ndawal xalif général des Mourides jamono ji leneen la ñu war a wax lu dul xëccooy mémorandum. ton bi nga xamee ni moom la ko gouvernement bi defee jàpp naa ni mënoon na ñàkk ndax réew mi seddagul sedd googu ginnaaw bu ñu jógee ci coow loolu ñu mën a jëlaat parole presque à charge contre Sonko nettali xuloo la démb boo déggee li nga dégg da ngay xam ne ñu ngi ci ba tey ci xuloo bi M2D bu génnee moom tamit daal di wax certainement ñoom tamit lu mel noonu la ñuy daal di def jiiñ gouvernement bi ñëpp xam nañ noonu lay mujjee su ko defee ñu nekkaat ci kaw xante man jàpp naa ne loolu jëmalewuñu fenn dootul amati sax njariñ soo ko xoolee bu fekkee ku nekk da nga bëgg a ñëw indi sa vérité imposer ko ñeneen ñi. ngir Cheikh Gueye nag commission bi ci boppam li mu war a def mooy fexe ba daal di boot ñëpp ci waxtaan bi lee ngir lépp tegu ci yoon. li ñu war a def rek mooy dellu ci sérénité fexe commission d'enquête bi ñu jox ko temps jox ko ay jumtuwaay boole ci ñi ñu ci war a boole ñëpp bàyyi ko nag mu daal di liggéey de manière objective de manière sereine man jàpp naa ne loolu surtout moom mooy priorité bi waaye du ay sànnante ay baat yu commencé waat. ak nu mu mënti demee nag société civile moom taxaw na temm te jàpp ni nag benn melo rek moo war lii di commission d'enquête bi lee muy bañ di def parloo su weesoo jël ay responsabilités am. Nafissatou Silla Kanyalang Est ñu koy wax cité Peul ca commune bu Ziguinchor ña fa yeewoo mer ba futt la ñu def ñoom nag ñu ngay naqarlu liñ fay pàccoo seeni suuf te sax nee nañu daal ñoo ngi ko jotee ca mairie ba ñuy nag yuuxu wàllu ne scandale la ñu nag bëgg a mairie boobee daal di dakkal ni mu gën a gaawee ni mu joxe ay numéro ci ay parcelles ba tamit mu ubbi ay waxtaan diggante ak ñi di askan wi Lamine Ba. kenn du wàññi suñu loo bakkan lañ ci teg suñu loo yi nga xam ne ma nga yeewoo ci Kandialang Est maire wu Fouta lañ def jamono ji ndaxte jàpp nañ ne mairie bi ci lotissement bi nga xam ne amal na ko seeni quartier bi dafa wàññi seen terrain bu baax a baax ba nga xam ne kenn mënu faa tabax bâtiment bu am solo Abdou Diédhiou moom mooy kàddu askanu Kandialang Cité Peul dañu fayloo ay borne ñu ne ñu des bornes 15/20 ñu ñëw ñu ne ñu ñun dañuy ñëw ñu dagg 15 bi ñu defal ñu ko 7,50/20 un père de famille avec sa famille tu imagines nous on a pas nous ne sommes pas des blancs nous sommes des pères de famille africains ñun ay africain lañu ay njaboot yu yaatu lañu am 15/20 naka la borom kër di mën a tabax foofu nañu waxate dëgg moom monsieur le maire Ablaye Baldé xam na këram ni 7,50 m mooy couloir bu muy jaar. askan wi nga xam ne ma nga yeewoo ca Kandialang yëkkati nañu ay kàddu ñaawle nañu mairie bi ni muy doxalee ci séddale li nga xam ne nag moo di parcelles yi buñ sukkandikoo ba léegi ci ki nga xam ne nag moom moo yore seen i kàddu. ñi dañ ñëw ñu mesurer bâtiment bi ñu bind ko ci rapport loolu dëgg la loolu est-ce que loolu dëgg la rapport boobu la ñu yóbbu ñu jox ko autorités yi après autorités yi ñu approuvé à base de ce critère sans le consentement du conseil de quartier est-ce que loolu dëgg la. Kandialang Est Cité Peul jamono ji la ñu bëgg mooy mairie bi taxawal bu baax ba processus boobee ndaxte ñoom duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. 2000 moom ma dee rek dee 2000 fii dee fii ñun bu ñu fii dëkk Allah moo fi nekkoon. ci diir bu gàtt askan wa nga xam ne nag mu ngi yeewoo ca Kandialang Est Cité Peul nee nañu fas nañu yéene amal ay manifester wane na xar wi nga xam ne nag moom la ñuy dund ngir mairie bi deltu ginnaaw ci li nga xam ne nag moom la nag di amal jamono ji seeni quartier ba Lamine Ba Ziguinchor Radio Futurs Médias. mairie bi àdduna ci ne yooyu lee tuuma teguñu ko fenn muy indi ay leeral
Lamine Dia moo seen kaddu ci micro bi Lamine Ba. domaine bi nga xamante ni tey moom la ñuy wooyee Cité Peul domaine u maire yi la ay nit ñëw nañu érigé fa seen dëkkuwaay ci anam bi nga xamante ni dëppoowul ak yoon ndax amul kenn ku ci am kayit amul kenn ku ci am autorisation amul kenn ku ci am lenn bi ñu demee ba ci biir ñoom bi ñuy ñëwee ci maire sakku ay daje ak maire yu yooni yoon ba maire daje ak ñoom bëgg ñoom tamit ñu bénéficier de lotissement maire ci ndigalu conseil municipal ak service technique yi décidé intégrer leen ci processus de lotissement bu ci bokk mais li nga xamante ni moo ëppoon solo ci vision wu maire parce que bu ñu naroon dem vers ci lotissement bi nga xamante ni dañu koy def lotissement bu normal bu tegu ci yoon dañuy ñëw dina bëri ay kër yi nga xamante ni dañu leen di yëkkati parce que di nga sorale ay yoon yeneen ak yeneen maire na service technique yi nañu fexe ba nu ñu maintenir ci biir quartier bi le maximum de kër ñu fexe ba peut-être le minimum de voies ñu mun ko génnee daanaka boo xoolee loolu la ñuy wooye ci tubaab restructuration au lieu de lotissement képp ku amoon espace bi nga occupé doxaat lañ na espace bi day noonu. bu amee ki nga xam ne dafay taxaw suñu borom day am moom it ñu koy taxaw ñu koy wax Xuddaamul Xadim bokk na ci kuréel yi foofee ca Touba Mbacké ngir ñu daal di respecter lépp daal loo xam ne dafa dem ci valeur murit ak tamit yar bi ñu teg foofee ca dëkk ba ñu doon nag waxtaan wa taskatu xibaar yi ngir daal indi ay leeral gannaaw tuuma yenn yi foofee ca askan wa ñi daal ñoom ñooñee dañu faral di door ñenn ci askan wi Mariama Diop. daayira bi di Xuddaamul Xadim bëgg indi ay leeral ci seenub liggéey ginnaaw bi ñu jàppee ni ñu bëri dañ ko umpalee ñu ne nag leen rek moom moo leen tax a jóg fexe ba askan bi sàmmonte ak dëkk bi ni muy doxee Serigne Bassirou Mbacke ibnu Serigne Cheikh Thioro Mbacke moo yor seen kàddu. daayira bi tudd Xuddaamul Xadim sëñ Hamsatu Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke sosoon ko ci ndigalu Cheikh Salihu Mbacke moom lañ doon indi ay leeral mu composé ay commission yu bare bari nga xamee ni sécurité moo ci gën a tuuti donc comité bi nga xamee ni mooy scientifique li muy liggéey kenn xamul nu mu toll commission discipline itam di dem di sensibiliser nit ñi waaye doxuñu pour lenn lu dul liggéey Cheikh Khadim ndax ci lépp loo xamee ni bokkutoon ci li muy sajj dëkk bi ñu fexe ba loolu dañ. ñu bëri ci askan bi di leen joxoñ baaraamu tuuma ci ay gànnaay yu ñu yor wala sax ay bunn xatal yoo xam ne ñu ngi koy jëmale ci ñoom ñu yëkkati ay tontu ci loolee. ay fetal ak ay kii ak yooyu bokku ci nite biñ gisee nag ñu yore loolu donc ci leen woo leerale leen ne leen lii ngeen def nii donc Xuddaamul Xadim ci yi nga xamee ni mooy ay ngëm-ngëmam ak ay pas-pasam doxiwut noonu doxul ci leen loo xamee ni dafay indi violence wala dafay indi jiixi jaax ci askan wi commission bi nga xamee ni comme mu Jóob Jawbe jiite na ko jëmmi gendarmerie ñoo ko soxla jëmmi police ñoom ñoo ko soxla même procureur tout le monde ñëpp lay liggéeyal même bu demoon ci mbedd mi itam ba gis koo xamee ni xaj na daa yor lu ñu tere ci dëkk bi dana ko signalé ak police ñoo jël si ko. kuréel gi am ay bànqaas yu bari bokk na ci wàllum sécurité lu ni mel tax ñuy liggéey lëkkaloo ak police ngir xeex ñàkkum kaaraange bi fii ci diwaan bu Touba Mariama Diop fii ci Touba RFM. juróom-ñeent fan ci weeru avril 1989 juróom-ñeent fan ci weeru avril 2021 di tey jii am ñaar fanweer ak ñaar gannaaw jàppante yi amoon diggante Sénégal ak Mauritanie réfugié nag di ay maanaam daw làqu ya di doomu Mauritanie nag ñu nga woon tey ca Podor teg nag ci taabal gi seen i doléance li ñu bëgg daal mooy ay papier yu leer ndax seen dundin foofee daal dafa doy waar te waaxi Sénégal ñu nag bëgg ñaari njiitu réewu Sénégal ak Mauritanie fexe daal ba wax ci seen mbir Mouhamed Nabi Silla. daw làqu doomu Mauritanie yi fi doon dund ci 1989 di fàttali événement yu metti yi amoon ci diggante ñaari réew yi. tey jii 9 avril la ñuy màggal fanweeri at ak ñaar muy njëlbeenu tooxu duuna yu xewoon diggante Sénégal ak Mauritanie tooxu duuna yoon waraloon nu ñu dàq ay junne nit ñu ñuul. Diop Abdoulaye di président mouvement Yonti xamle jéego yoo xam ni ñaari président yi jot nañ ko def ngir jàmm am rawatina pom ci diggante ñaari roso yi. gannaaw bi nu gërëmee président Macky Sall ak Razouani bi nu defaree pont waaye ñu yaakaar ni loolu rek du doy liy doy mooy jàmm ndax jàmm ci la yépp xëj ñu jàppale ko mu recevoir ñu waxtaan ak moom ci situation bi ndax président doon bu soobee yàlla moom mooy président africain yi. moom sax mu yokk ci jafe-jafe yi nga xamee ni mi ngi leen di topp boobu ak léegi te mën a indi jafe-jafe jàpp jëm ci wàllub kaaraange. ñun nag réfugiés mauritaniens dañu am njàqare à chaque fois dañuy wax sécurité dans la sous-région
terrorisme baa ngi fi migration clandestine ak lépp lu nga xam ni dañ koy wax ñun ñu xool affaire réfugiés yi daal ñoom duñ ko ci wax ay junne nit buñ leen jëree bàyyi leen ci vallée bi xamoo kuy kan amuñu këyit amuñu dara ñu jaaxle duñu gis député wax ci duñu gis ministre wax ci daw làqu yu doomu Mauritanie daal di sàngal ñaanal kii di Adjuma Sissoko moom mi nga xamee ni daw làqu la woon doon xeex lépp lu aju ci wàllu ak yelleefu doomu aadama rawatina bëgg doomu Mauritanie yi mën a dellu seen réew ci seen teyu bakkan. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Silla waxtaane mbiru Hissène Habré ki fi nekkoon njiitu réew bu Tchad ñoom nag di ay avocat am ak soxnam la ñu bëgg mooy ñu daal di ko bàyyi ndax yaram wee sutante Alioune Tine bu Afrikajom Center ne naam mën na ne waaye nag faw ñu ndàmpaay njabooti ñi loru ci li amoon foofu ca réewum Tchad Koumba Sandiane Faye ñi layel président Tchad ba woon Hissène Habré déposé te juge d'application des peines bi ab kayit buy laaj ñu may ko permission ci ab diirub juróom-benn weer soxna sa madame Habré di dikkaat ci li ko waral. Cette grande préoccupation que j'ai compte tenu de la dégradation constante de l'état général de santé du président, que le président est vraiment épuisé par son état de santé qui se dégrade et qui nous inquiète. Et donc il fallait vraiment essayer de prendre conscience. À cet âge-là, à 80 ans, je crois qu'il n'y a personne qui a 80 ans et qui est en prison au Sénégal. En France, à 70 ans, on vous sort. Alioune Tine bu Afrikajom Center moom doonte ànd na moom muy wane ne ànd na ci boobu lépp laajub permission ndax Hissène Habré bokk na ci nit ñi nga xamante ne seen wér gu yaram dafa daal di sooxe. am na feebar yi nga xam ne tamit mooy feebaru mag ñi nga xam ne bu fekkee ne Covid bi dal na la rek. da lay ëpp doole daf lay mën kon nag bu fekkee ne may nañu ko mu dem ba amaat doole ba amaat tanam ñu def ko aussi ci li ma ko tuddee pour des raisons humanitaires man dama ci d'accord comme ni ma ci d'accord woon ci bii passé parce que dañ ko condamné du libération du ku ñoo xam ne kii bàyyi nañ ko bu demee noppalu ba gis boppam mu dellu. wante yemul foofu moom Alioune Tine mu ngi laaj it ñi nga xamante ne njabootu ñuy loru ci mbirum Habré la ñu daal leen jox seen ndàmpaay ngir mu am ab yemale ci wàllu yoon. ñoom dëgg-dëgg ñu ngi nekk di xaar mënuñu xaar ba nga xam ne yàlla na ko yàlla yàggal buy ñëw ba ñu génnee àdduna te du ñu jot ci li nga xam ne mooy seen ndàmpaay. démb rek toog naa waxtaan ci ak kii di Abdourahmane Gueye nga xam ne dafa bokk ci victime yi waaw nga xam ne nag mu ngi jooy il faut que Abdourahmane Gueye mag la fi mu toll lii nga xam ne moom la di xaar ci ndàmpaay mu fexe ba nga xam ne daf ko jot. collectif bi ëmb njabootu ñuy loru ci mbirub Hissène Habré ñoom ànduñu ci boobu lépp demande de permission ñoom jàpp nañ ne bu dee président Tchad ba woon dafa yaramam dafa daal di sutante nañ ko daal di faj ci kaso ba mu nekk ñu fàttali ne moom Hissène Habré yoon daf ko daal di daanoon giiru dundam ci atub 2016 ñi ko defoon di chambres africaines extraordinaires pour crime contre l'humanité ci avril 2020 mu amoon ab autorisation de sortir ci diirub 60 jours bi ñu ko joxoon ngir coronavirus bi lëmbe réew mi ci ginnaaw gi ci la daal di delluwaat kaso bu Cap Manuel. RFM bitim réew. dalal Georges Diop Georges maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Seydou Nourou. wutale Nigéria foofee nag lu mu néew fukki militaire faat nañu leen te ca dëkk bu ñuy wax Benno. fukki militaire ak benn sax la ñoom nag ñu ngi leen faat ay nit ñu yor ay ngànnaay te xamee guñ leen ñoom ñoo def lu ni mel porte parole bu l'armée bu Nigéria ne soldats yooyu ñu yoon ci ab mission de routine jamono ji nga xamante ne ñu ngi leen attaqué waaye Mohamed Yerima neewul ni kañ la boobee attaque wala kañ la boobu cong am. ba tey ñu dem foofu ca Tchad ñu ngi nag wëy di teg loxo ay opposants ñuy na xaar élection yi foofee ca Tchad am dimanche bi ñu dégmal. gën kaa tuuti juróomi njiitu parti politique lañ fa teg loxo démb bokk ci ñoom Dinamu Daram njiital parti bi investiroon ministre ba woon di Yaya Dillo te candidature ñu mujjee ko rejeté ba mujj yoroon sax ay fitna ci ab communiqué nag ministère de la sécurité publique ne ñooñee nga xamante ne teg nañ leen loxo dañ doon waaj a song seeni ba naka noonu ay bureau de vote yemuñ ca sax ci kaddu waa ministère de la sécurité publique ñu ne dañ doon waaj a faat ay nit ñi nga xamante ne ñu ngi bokkee ci kuje ga bu fekkee bu ñu amee nag ñu teg ko ci ndoddug gouvernement bi waaye kenn ci kilifay kuje ga moom nee na gouvernement bi daal day jéem a lëndëmal xelu nit ñi ca beneen moom élection présidentielle bi dimanche lay doon Patrice Talon bëgg ñaareelu candidat jamono ji nag mbir ma tar foofu ca dëkk ba ñetti fan laata
laata élection ba gën kaa tuuti benn nit faat nañ ko fa faate ko ak bal juróom benn jële ci ay gaañu ci ab intervention bi nga xamante ne l'armée bi mu ngi ko doon def ngir tas manifestant yi doon ñaxtu ne président Patrice Talon président sortant ba dafa bëgg a confisquer élection présidentielle ba. ñu dem Djibouti foofu itam ñu ngay woote tey ci ajuma ji. élection présidentielle la njiitu réew ma jamono ji bëgg doon candidat Ismaïla Omar Guelleh di bëgg juróomeeli mandat mu nga ci bopp réew 1999 ba léegi kenn rek nag lay jonganteel di Zakaria Ismaïl Fara ab entrepreneur la candidat indépendant ku jege nag dafa boycotté wote ba ndax àndut ci processus électoral ba ca Centrafrique MINUSCA ne dañuy enquêter ci ay mbir yi nga xamante ne ñu ngi koy jiiñ ay mercenaires russes doole ki nga xamle moo di ki toogal secrétaire général bu mbootaayu xeeti foofu ca Centrafrique maanaam représentant bi di Mankeur Ndiaye mu ngi ko xamle ci RFI ñu déglu Mankeur Ndiaye waaye bii pa ci François Bozizé lay wax mu ne nitu fitna la. Nous pensons que Bozizé n'est pas un homme de... man lu ma jàpp mooy que François Bozizé du nitu jàmm ku nekk xam na li nu mel gis nañ ni gannaaw bi ñu invalidé candidature am moom mu jóge foofu dem ci këram daanaka fu mu nekk créé fa CPC moom ak ay groupes armés mu créé fa rébellion di attaqué population yi di attaqué casque bleu yi man lu ma jàpp mooy que dañ ko war a yóbbu ci justice atte ko te moom Bozizé amul lu mu deful looloo tax sa américains yi sanctionné ko Nations Unies sanctionné ko Union européenne sanctionné ko moom daal ci gàttal daal moom François Bozizé sonal na dëkkam voilà quelqu'un koo xamante ni nekkoon na njiitu réew jiite Centrafrique fukki at bi mu fa jógee delluwaat indi rébellion ngir empêcher élection yi trop c'est trop dañ ko war a vraiment yóbbu ci yoon atte ko ci wàllu woowu mënuma wax ni am na ay soutien que réew yi wër Centrafrique mënuma ne dañ koy jàppale ci li muy def ndaxte amoo ci firnde waaye nag am na ñi ko njort daanaka gouvernement Centrafrique moom loolu la njort dafa jàpp ni daanaka am na ñi koy jàppale ci wàllu woowu man mënuma ci gouvernement des soupçons. jeexale kook Angleterre ak génnug àdduna Prince Philippe moom mooy borom kër bu reine Elisabeth moom nag mu ngi génn àdduna bi mu amee juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent. kon mu gudd mbokk jaa ngeen jëf jaajëf Georges. RFM Sport. gannaaw Georges Diop dalal Cheikh Tidiane Diagne Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alaaji Seydou Nourou. weekend bi nag ñuy xaar fukk ak ñetteelu journée Ligue 1 bu football fii ci Sénégal programme daanaka mat na. waaw ni ki ëllëg genn jongante kott mooy daal di am ca stade Alassane Djigo bu Pikine 17h diggante Dakar Sacré-Cœur féetee ci fukkeelu place bi ak Mbour Petite Côte di 12e dimanche nag la ci des ci ay jongante danañ ko daal di amal ci Denis Biram Ndaw 17h Génération Foot moom moo féetee ci 3e place ci classement bi dana taseek Ñambur bu Louga féetee ci diggi classement bi 11e ci stade Lat Dior bu Thiès itam dana am jongante 17h dimanche diggante Snaps Excellence 8e ak Jàmbaar bu Saly 4e stade Massène Sène bu Fatick foofu le stade de Mbour di recevoir dimanche 17h ñii di waa Gorée féete ci fukkeel ak ñetteelu place bi stade de Mbour mooy 9e stade Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor 17h dimanche ba tey moo di jongante ko ci gën a fës diggante Casa Sport 7e ak Douane féete jamono gi ci première place bi Ligue 2 bi tamit danañu daal di door niki ëllëg seen 13e journée jàppaleen ni ca stade Lat Dior bu Thiès ñaari jongante moo fay daal di am bu njëkk danañ ko daal di door ci bu 15h jotee diggante Amitié FC ak jamono bu Fatick 17h30 Africa Promo Foot dana fa tase ki ñi di waa Renaissance bu Dakar stade Amadou Barry bu Guédiawaye 17h Duc dana fa tase ki ñi di waa Port ca Saly 17h niki ëllëg samedi Demba Diop FC Demba Diop FC dana tase ak deuxième bi di Guédiawaye football club ca stade Massène Sène ca Fatick 17h dimanche samedi incha allah diggante EJ Fatick lay daal di doon ak Thiès FC dimanche ca stade Amadou Barry bu Guédiawaye 17h Union Sportive bu Ouakam dana fa tase ak ñi di waa Sonacos bu Bawol ca Ndar stade Mawade Wade foofu yi tamit dañ fa amal jongante niki dimanche ki 17h diggante Linguère de Saint-Louis féete si place bu njëkk bi ak Kër Madior féete si juróomeelu place bi Seydou Nourou. ñu waxtaanee Coupe de la Confédération nag Jaraaf di waajal bu baax a baax matcham
niki altine bi ñu dégmal. waaw ñoom nag niki fileeg ci kanam tuuti lañ fi war a bawoo buutali Benin tey jii ci ngoon nag lañ fay daal di tase lañ fay daal di kon bokk yegg lu waral nag ñuy amal googule jongante foofule ca Benin moo di équipe bi nga xamante ni moo nekk foofule ca Burkina Faso di Salitas moom la Jaraaf di tasel ñoom seen stade foofule ca Ouagadougou confédération africaine bu football daka daal di aj ndax ñàkk respecté jumtukaay yi nga xamante ni daal moom la ñu tëral maanaam terrain bi dafa réglementairul moo tax kon bokk ñu daal di kon bokk acc googule match foofule yóbbu ko ba Benin loolu waral Jaraaf di fa amal kon googule jongante ni ki altine ñoom fàttali sax week-end bii ni passé woon Jaraaf daanoon na FC Salitas bu Burkina Faso fii nii ci Thiès ñaari bal ci dara ñoom ci wàccaay yoon googule sax am na ndaw li nga xamante ni yónnee nañ ko foofule ca Benin ngir mu daal di kon bokk waajal équipe bu Jaraaf bi nga xamante ni tey jii lañ fi war a bawoo fii rek ci kanam tuuti sax bu ñu fi jógeewul dañ ciy daal di déglu Léonard Diagne moom mi nga xamante ni moom moo di secrétaire général bu Jaraaf bu Dakar. ñu ngi préparé match bi comme ni ñu doon préparé yeneen match yi amul benn préparation boo xam ne dañ ko tege nii ci match bi la ñu defoon boobu ba léegi mu ñuy jig saa yi ñu waree football bitim réew loolu la ñu def altine bee passé déjà Amadou Diop mu ngi egg na Benin di ñu seetal hôtel bi ñuy dal ak mbirum terrain d'entraînement yi ñu mun a entraîner yëpp boobu ba léegi ñu ngi jokkoo ak moom et incha allahu rabi ci kàttanu yàlla ci kanamee tuuti bu ñu jullee juma ba pare bu ñetti waxtu wéylee fukki simili si la équipe bi di jógee fii pour egg Benin incha allah ci booru juróom benn waxtu ak ñeent ci guddi fee ca Benin après benn escale bu ñuy def Abidjan incha allahu rabi daal di ñaan rek au delà de Jaraaf ñu xam ne rek footballu Sénégal moo ñu tax a jóg donc di sàkku ñaanu bépp sénégalais tamit pour ñu mun fa def résultat bu baax incha allahu rabi le altine le 12 incha allah. ñu doxantu tuuti Cheikh foofu ca Europe xool championnat ya. dañ koy daal di door rek championnat bu France ñu ngi seen 32e journée tey jii ci ngoon 19h diggante Metz lay daal di doon ak Lille féete ci place bu njëkk bi ci classement bi ci Angleterre ñu ngi seen 31e journée tey jii ci ngoon 19h Fulham 18e dana tase ak Wolverhampton 14e ci Espagne ñu ngi seen 30e journée Huesca féete ci 18e place bi dana tase ak Elche féete ci 17e place match bi 19h foofu nag la ci gën a fës moo di classico bi ëllëg incha allah lañ koy daal di amal ci bu 19h jotee diggante FC Barcelone ak ñi nga xamante ne ñoo di waa Real Madrid ci wàllu classement FC Barcelone moom moo féete si ñaareelu place bi ñii di waa Real Madrid féete si ñetteelu place bi ñu daal di ko jox rek championnat bu Allemagne di Bundesliga bi ñu ngi koy amal seen 28e journée ni ki week-end bi incha allah yëf yi nag danañ ko daal di door ni ki tey ji incha allah ci bu 18h30 jotee diggante Arminia Bielefeld féete si fukkeel ak juróom-ñaareelu place bi ak Fribourg lay daal di doon Fribourg nag moom mu nga féete ci 10e place bu classement bu championnat bu Allemagne. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS seen gamme Opalia savon de Marseille créole ak Kabirex ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. dañ ci ànd ak Barthélémy Ngom. dal leen jàmm ñaari sujet ñoo gën a fës ci yéenekaay yi ci tey jii ci ajjuma ji commission bi nguur gi xibaar ngir situer responsabilité yi ci lu ñeel manifesté yi fi amoon ak génnuk àdduna ki di doyen des juges ci lu ñeel commission bi nag yéenekaay bi di l'observateur poisson d'avril la ko jàppee maanaam ay naxe mbaay ndax yéenekaay bi dafa jàpp ne bu moyee ki ko wax di maître Sidiki Kaba ñi ko gëm bari wuñu laaj bu njëkk bi yéenekaay bi samp moo di ne ana ban vérité la nguur gi bëgg a xam ba tax muy taxawal ab commission ndax résultat yi cay tukkee danañu leen mën a wutaleeg yoon mu dib justice loolu lépp nag tax ba Assane Dioma Ndiaye ci biir yéenekaay bi di l'observateur ne xelam dafa tey ci mbir mi moom mi yëngu ci àq ak yelleefu doomu aadama yi yokk ci ne mbetteel la am ndax ne commission moom ci réew yi ñu ko mës a tudd yépp day fekk réew yooya nekk ci crise bu jéggi dayoo justice ba bañatee dox ñuy ut réconciliation loolaa tax sax ñu leen di tuddee commission réconciliation wala boog sax commission vérité comme la amoon ca Afrique du Sud bi réew ma jógee ca apartheid loolu nag Assane Dioma Ndiaye jàpp ne ute nag li xew Sénégal kii di maître Amadou Diallo moom di président Amnesty Sénégal ne ànd na ci li Assane Dioma Ndiaye wax ndax dafa jàpp ne commission bi boo moytuwul dana weddi li yoon maanaam justice nekk di liggéey ak lu ci mën a am Soleil moom dafa jàpp ne commission boobule ni ko maître Sidiki Kaba waxee njaaxaanaay lay tëddee du far fenn te kujee gi ak waa société civile dañ ci mën a bokk Le Soleil fàttali ne ci mémorandum bi nga xamante ni def nañu ko gannaaw manifesté yi lañ ca wax moo di ne fukki nit ak ñaar ñoo ñàkk seen bakkan ci manifesté yi lu ëpp ñetti téeméeri civil ak téeméeri alkaati jëlee ci ay gaañu-gaañu
gaañu téeméer ak ñeent fukk ak juróom édifice public ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent édifice privé ñu daal di leen caxat-caxatee yàq. Sidiki Kaba mi ministre bi ñu dénk armée bi ne mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr danañu ko wéyal ci yoon ci noonu la fàttali ne Sénégal réewu yoon la amul kenn ku ko mën a jàngal dara lu ñeel ak yeleefu doomu aadama. ñu àddu jëm ci yéenekaay bi di Le Témoin ba tey ci lu jëm ci commission bi nguur gi xibaar commission libre et indépendante lay doon di kàdduy maître Sidiki Kaba ci xëtu njëkku yéenekaay bi commission bi li ko tax a jóg mooy càmbar ba xam li waral manifester yi la ca tukkee ne yàqu-yàqu ñi ci ñàkk seen bakkan ak li mupp ñi ci jëlee ay gaañu-gaañu waaye nag ba tey ci biir yéenekaay bi di Le Témoin ministre bi nee na am na lu làqu mu di ay force occulte yu nekkoon ci gannaaw manifestant yi ci loolu la laas ne maître Sidiki Kaba sol na robu avocat am daal di défendre nguur gi ci li xewoon fii ci ndorteelu weeru mars joxe version nguur gi mu jàpp ne mooy dëgg rafetlu liggéeyu alkaati yi ba pare tontu ñii di wax naan Macky Sall est illégitime nee na ëpp nay wax ci réewum démocratie ñi koy wax xam nañu ni ñu fale Macky Sall élection bu jaar yoon la woon loolu ministre bi wax yéenekaay bi di Le Quotidien tuddee ko plaidoirie nguur gi geneen ak yéenekaay ba tey ci mbir mi di Les Échos moom la mu jàpp moo di état bi mu ngi wër ñi sooke manifestation yi fi amoon ba pare dal ci kaw Amnesty ndax ne rapport bi mu def ci manifestation yi laluwul ci dëgg yàkkamti lañu ko defee ba tax la ca waroon yépp nay xibaar amut le Sénégal n'est pas un enfer des droits de l'homme la Sidiki Kaba daanelee ay kàddoom ñu daaneel foofu jëm ci leneen mu dib génn àdduna doyen des juges tiis la boo xamante ni mboolem yéenekaay yi xëyee nañu ko niki tey ji Samba Sall rejoint le juge suprême dem na ci attekat bi gën a mag la laas wax le quotidien feelu ko ne le doyen quitte Témis tribunal yoon ñàkk nañu source aané ku gëm yàlla ak diiney l'islam même bi mu tëddee ci lalu l'hôpital ngëm gi ñu ko xamee woon la fa nekkee woon saa yu julee waan fajar ba noppi daf ci doon teg ay ñaan jëmee ko ci ay wayjuram ak ay xaritam àllarba gi weesu la feebar bi yokku ci moom ci noonu moom magistrat bi dugg coma ñu yóbbu ko Sowétas ba noonu muy mujj ñàkk bakkanam l'observateur ne Samba Sall un agent secret jusqu'à la mort bariwul ñi xam ci moom lu bari donte sax dossier yu mag yi ci wàllum yoon ci ay loxoom la ñu jaar Samba Sall discipline ak rigueur la doon doxee ci liggéey bi loolu di seede Samba Kane vice-président TGI bu Dakar Ousmane Chimère njiital cour d'appel bu Dakar feelu ko ne magistrat bu baax la woon yaatu bëgg nit Macky Sall moom ne justice ñàkk na professionnel bu mag ko honoré magistrature bu Sénégal moom Samba Sall ci dossier yi mu mos a yore source aané bu moyen mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr bokk na ci bu Thione Seck bu Aïda Diong bu Khalifa Sall bu Guy Marius Sagna ak yeneen Guy Marius Sagna moomee seede na ci ki fi jógee ci biir yéenekaay bi di Rewmi Quotidien moom Guy Marius Sagna nee na ci atum 2009 lañ njëkk a dajeek Samba Sall ci bu mu ko yebal kaso Rebeuss daf ko ne woon xam naa sa tante bu baax yokkal ko ci ne mama sax laa koy woowee Guy nee na Samba Sall jarbaat la ko doon woowee loolaa tax ci seede bi mu def moom Guy Marius Sagna ne décès magistrat bi metti na ko lool ba ci kanamu yàlla l'observateur yokk ci ne tey lañu koy jébbal suñu borom ca Sokone ci wetu maamam bu jigéen ñu jeexal ak yéenekaay bi di Libération bi nga xamante ni ca Bakel la yeewoo tey dossier bu mag la def ci société ya fay exploiter ressources minières ya ay milliards yi milliards la ñuy am waaye nag loolee askanuk Bakel gisuñu ko fenn ndoo la ngi leen di bëgg a rey forum civil moo fa demoon waaye dégg na njàmbat bu nekk loolaa tax askan wane bu ci autorités yi jógul lambaay dana ñaaw du baax ci ñoom yendoog jàmm. Comptoir commercial